la tali bi la fay dee bari na de lool tribune yéene kaa ne yoonu Kaolack ba day waaw accident bi nga xam ne nag ñeenti doomu aadama ñoo fa faatu woon chauffeur u camion ba day ñeenti atu yàlla kon lañ ko tëj maanaam bakkan bu mu rey bu ne dana fa tëdd atu yàlla ak ñaar fukki junni ak juróom yi tëgas lëf waaye yoonu Fatick bi tamit accident bi mitti na de lool waa Grand Place bilaa ba day jógee na ci juróom ñaar dem na léegi ci fukki doomu aadama yu dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la yoonu juru ba day tribune yéene kaay nee na fukki doomu aadama ak ñetti kon ñoo mujj faatu Le Quotidien yéene kaay ne fukki doomu aadama ak benn la kay yokk ca benn 11 morts te nekkul ne tali bi dong mooy rey de déedéet box boobu di ne juróomi gaal yoo xam ne dañoo suux lu tolloo fukk ci ay doomu aadama yoo xam ne kon dañoo faatu ci benn semaine kese doy na waar lool ana gouvernement ba last Macky Sall kay démb ca conseil des ministres ba daal di ne jañax nag ay nitam ministres yi nee na leen liggéey leen na gaaw 24 heures yéene kaay ne reetaan leen gaaw ceex may ree ndax gouvernement bi di yoon nag dinañu liggéey waaw dafa mel ni kat Macky Sall loolee la wax démb ca conseil des ministres ba de ay daf yëngal ak yooyee jeex na fii jamonoy liggéey ci boppam kon lañu toll mbir mi nag na ànd ak xarañte na baax te ne dox nag teg ca évidence yéene kaay ne conseil des ministres ba kay ambiance waaye bu tar tension boo xam ne am na ci ay ministres yoo xam ne kay Macky Sall démb waaw dama ne la dax seeni nopp laa la wax waaye xam nga leen moo ca doy waar tribune yéene kaay nee na Macky Sall day nee na plan décennal de lutte contre les inondations bi waaw day defaat beneen ardi Italie 2023 2033 yooyu samba critique yéene kaay ne Macky Sall wan naa suna 765 milliards yu tooyoon yo waaw beneen plan de la tegati 2023 2033 waa xaalis fee anamu yow Macky Sall ole mu audité plan wu 2012 bële may wax Macky Sall naan de insister gouvernement bi le ngir ñu defaraat nag beneen plan 2023 2033 aya bi man sa la cruz yéene kaay Pape Sarr bi ne lii nag xanaa mooy nañ leen fàtte gaaw ñaxtu yeeg plainte yeeg marche yeeg sàcc yeeg yëpp nañ leen ko jël daal du koy fàtte comme ça way samba Le Soleil yéene kaay ne action gouvernement ba day waaw Macky Sall jëleeti na ay mesures de joxeeti na ay directives réew mi quotidien dëgg la wàllum inondation yi waaw Macky Sall de nee na dañuy defaraat beneen plan bu bees 2023 2033 way samba ca jamono jooju tribune yéene kaay nee na la grande coalition de l'opposition bi day waaw tey jilee lañ koy lancé 16h Fun City waaye waa PDS génn nañ ca ñoom bàyyi nañu maar day tali bàyyi nañ ñoom Sonko gàngoor ga de tribune yéene kaay ne dama ne PDS la Mamadou Diop Decroix ak Papa Diop nee nañ duñ ànd ak ñoom Khalifa Sall ak ñoom Ousmane Sonko mi ne mu waay l'observateur ne dëgg la maître Abdoulaye Wade ak Mamadou Diop Decroix ak Papa Diop waaw nee nañ bokkuñu ci coalition bi de nga xam ne waa PUR ñoom ñoo fa nekk bu Serigne Moustapha Sy taxaw Sénégal Khalifa Sall ak Pastef bu Ousmane Sonko yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne gars yi ay jafe-jafe jiitu la ñu am ku ci nekk ne mana booy benn ñaar bu ñu booloo day dañoo bëgg a def la ñu defoon ca 2009 maanaam gagné collectivité yëpp waaye nag bu yàlla dogalee ñu booloo ba pare te Macky Sall gagné leen psychologiquement problème day daal am nag problème day daal di am de critique yéene kaa ne coalition opposition bii di ñëw ci élection locale janvier 2022 waaw PDS day la mu def ñoom Ousmane Sonko mi lée mitti na de lool Tafsir Coy nee na PDS day li ko jaaxal dañoo jekki-jekki rek gis benn charte boo xam ni coalition bi PDS taxaw Sénégal Pastef ak PUR ñoo ko signé sur saane gars yi nag may expliquer la lan moo tax ba waa PDS ne duñ bokkati kon ci coalition boobee xam nga buñ ne taxaw Dakar ne Dakar Ndiaye Jël Diop Khalifa Sall ne Ousmane Sonko Ziguinchor waaw waa PDS nag ñoom dañ ne grande ville yëpp ñoom ñooy nekk ay tête de liste way samba lu ko mooy ñu bàyyi l'observateur ne Seydina Fall bu ko seli day waaw nee na génn na ca candidature am day ca mairie bu Guédiawaye léegi nag Aliou Sall lay jàppale nee na yaayam moo ko sant la ilaha illallah Guédiawaye googe waaw génn kaa gi ne élection locale yu 2022 yooyu waaw journaliste ba Ahmed Aïdara day tudd sa boppam miti mën na faa jëlee maire ba Aliou Sall day sondage yaa ko wax exclusive yéene kaa ne waaye waa APR Guédiawaye day secrétaire généraux yi nekk te 5 communes ya def nañ déclaration parce que nag nee nañu ñoom waa APR dañoo war a dakal naan kii mooy candidat Aliou Sall moo war a taxaw wax critères ya waa Grand Place de APR bu Tëngéej day Rufisque Ouest waaw nee nañu Jules Ndoye la ñu bëgg ba noppi nag di attaqué Ismaïla Madior Fall 24 heures yéene kaay ne élection locale yooyu waaw Pikine Nord ca kanam nee nañu Fatou Mbacké Diagne mooy seen candidat ñëw Dakar Times ne pire gële pire askan wa tam nee nañ Ndoye Bane bu RFM mooy seen candidat ñëw ca kaw la gee doomu Baye Niass waaw nee nañ Abdoulaye Khouma mooy seen candidat ñëw 24 heures yéene kaay ne certificat de résidence yi nga xam ne yéen ci ay maire dañ ne duñ ko joxe waa Sénat bi day jubbanti nañ leen Le Soleil yéene kaay ne waa Sénat bi kay xam leen nanu ne nekkul ne certificat de résidence kese nga mën a joxe pour wane ne fii nga dëkk mais facture courant ngi fi ndox ngi fi téléphone ngi fi adresse bi ci carte d'identité bi Kaolack googu Direct News nee na gis nga inondation yi ca Kaolack ca Mbour ak ca Fatick waaw dooro gay xippil xool jébal na kon ñi nga xam ne dañ cee am ay loru la day sinistré ay moto pompe ak ay carburant looloy dëgg de yéene kaay Pape Jogoy Faye bi ne Mamadou Kassé day
directeur général u SICAP ci inondation yi nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo jafe-jafe bi nga xam ne moom la askan wi dund ni la di ko politiser mën nañ leen jàppee ne ay criminel de maar day taal Mamadou Kassé ne waaw parce que nag yorinu inondation yi gestion dañ koo war a defee ak dal di lucidité engagement patriotique parce que daf ci am yenn ci ay gox yoo xam ni nit ñaa ngi fa dëkk gox yooyu yëpp dañ koo war a defaraat laa la wax te gis nga bu dul woon nag plan décennal bi Mamadou Kassé mooy wax ne kon inondation yi dana fi gën a doy waar gën fee miti laa la wax dem naa ca football ba laaste gayndey Sénégal yi gagné nañu démb Togo day waaye mbir mi àndul ak xadar de déedéet source année match Sénégal bi démb kay saful yàpp saful jën mar di taal waaw libération yi ne kaay ne Afrobasket bi Sénégal day mu jugi Angola tiital nañu de torop sax waaye ne teewul qualifié nañu kon demi-finale Sénégal Côte d'Ivoire lay dajel sa jamono joojee dund gaa ngi seer mi ci lool termine yee ne kaay ne non mbir mi kay nag fi mu nekk nii fépp la pëcc xoolaa la wax syndicat yeeg consommateur yeeg baykat yeeg nappkat yeeg réew mi kay fi mu nekk nii comme màggat mu feebar laa la wax foo laal day miti waa grand place de njëg yi nga xam ne nag dañu koo yokk dund gi seer lool waaw waa banlieue ba day ñoom Babacar Mbaye la Gounass nee nañu le 5 septembre dañuy organiser marche génn leen ñu ñaxtu ndax dund gi daa seer gis nga dund gi ak lum seer te waxuñ ci pétrole bi dund gi du mës a wàññeeku déedéet parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal le grand maire tëj alhamdulilah waaw sant yàlla éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 zone Afrique mu mel ni kon sunu gaynde yi seen dugg baax na de waaw dugg gi nag baax na ndaxte démb Sénégal moom moo daan ñi di waa Togo ñaari bal ci dara seen but yi sax kii di Sadio Mané ak défenseur bi di Abou Diallo ñoom ñoo ko dugal mu nekk nag point yu am solo bu ñu sukkandikoo ci Aliou Cissé waaye nag kenn koo xam ne moom nag bi moo nekkoon première sélection am ci équipe nationale A bi di Muntaaru Balde di football foofu ci Teungueth FC moom mu rafetlu bu baax a baax teewaayam nag ci boobu la jongante ndaxte wane na ci boo xam bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoom ci micro Soxna Fall ak El Hadj Diène. si dama kontaan quoi kontaan naa trop sama première entrée ci sélection A bi quoi kontaan naa trop ndax dama nekkoon ambassadeur tamit foot local bi il faut que ma def lu leer loo xamante ne dinañ bàyyi xel foot local bi quoi c'est pas normal que ma ñëw fii di def beneen erreur quoi alhamdulilah dugg naa def naa entrée bu baax quoi alhamdulilah a gën a liggéey gën a continuer liggéey rek amaat pour am confiance su coach bi quoi pression yàlla ma tim xam ne ama pression billaahi wallaahi non damay gën a yokkaat sama liggéey bi rek laay yokkaat amul leneen ndax bu dee talent beeg yëpp a ngi fi mais liggéey bi laay yokkaat rek. oui Mambay kon félicitations à Moutarou Baldé moom moo nekk capitaine bu Teungueth FC. affaire de Teungueth la. waaw affaire de Teungueth la franchement ñoo toj nañ basket bi ak waa ji Badio. toj football bi. waaw en tout cas démb nag def na. entrée bu am solo la def. ndaxte ba tax na sax kii di El Hadj Ousseynou Diouf mu teewoon ci boobu la jogante rafetlu nag taxawaayu kii di Moutarou Baldé ba mu duggee waaye tamit gis ne Sénégal ñetti poñ ñu am baax na nag ci tàmbali ku lii di éliminatoire yi ñu teewlu ko ba tey ak Soxna Fall ak El Hadj Diène. waaw du ma def lu dul félicité joueurs yi démb mooy li leen waxoon bi ñu ñëwee entraînement li leen tournoi bu si door ñëpp 0 point la ñu am beneen ñeneen ñu war jonkonteel ñoom it dañuy dajante et le plus important mooy jël ñetti points yi parce que booy commencé tournoi équipe bi ngay dajanteel même boo tuddee Sénégal wala nga tudd Brésil wala Argentine 0 point la am aussi dafay joxe léppam et moom la Togo ñëw def si et mën naa wax ne tey jii duñ def lu dul wax gàcce ngalaama suñu gaynde yi parce que le plus dur a été fait c'était de gagner et d'embaucher les femmes. Yaakaar am dëkk démb entraînement mën naa wax ne jour avenir la latéral de métier la et surtout latéral bi joxe ay propositions du ma def lu dul wax ko club yi nan ko xool bàyyi ko bët parce que c'est un futur très grand défenseur. acca ñu waxtaanee éliminatoire ba tey coupe du monde Qatar 2022 zone Afrique lan mooy programme bi. tey jii kon jàppal na nag ci groupe A bi bu 16h jotee ñii di waa Niger dinañ dalal ñii di waa Burkina Faso 19h nag Algérie la ak Djibouti ci groupe E bi 13h Kenya Ouganda groupe I bi nag 19h Maroc moom moo ci laale ak ñii di waa Soudan ci groupe J bi nag 13h RD Congo ak Tanzanie la jàppal na nag ni ki démb kon Mali dafa daan ñii di waa Rwanda jëm nag ci groupe E bi benn bal ci dara groupe F bi démb Libye moo daan ñii di waa Gabon ñaari bal ci benn ci groupe bi nag Guinée Bissau ak Guinée moom dañoo tembo def benn but ku nekk.
Afrobasket masculin Kigali 2021 Sénégal Côte d'Ivoire mooy demi-finale. waaw mooy demi-finale bi nag waaye démb métti woon na loolu naka ci gaynde ak Sénégal yi seen diggante ak Angola waaye nag ñu wane ci xarañte ba ci mujjanteel gi kon Sénégal moo ko mujjee daan 79-74 en tout cas lu ci mënti am daal kii jekk di Boniface nag mu leen tàggat dina si nag indi ay jàngat ci boobu lay jongante rafetlu taxawaayu tamit gaynde ak Sénégal yi ñëw teewlu ko ak suñu ndaw bu ñu nekkal foofu ca Kigali di Sadio Abibouka. Angola dañoo génnee suñu jeu wala ñun ñoo toppal suñu jeu donc tey daawuñu voilà donc peut-être que nit ñi ñoo sonnoon peut-être que pression bi la woon peut-être heure match bi wala peut-être aussi Angola ñoom ñoo ñu génnee suñu rythme voilà donc ñu ngi doon laaj ci match bi yëpp lu tax daawuñu am na lenn loo xam ne mën naa ko wax par exemple que suñu jëloon rebond suñu ailier yi wala mënee lañ doon dellu si jël bal bi te loolu laa doon bañ depuis Dakar mais tey def nañu ko donc il faut ñu seetaanaat match bi jàngat ci xam ne lan lañ ci mën a jàng parce que c'est la première fois que ñu joué 3 heures peut-être heure bi aussi mën na cee nekk mais lancer franc yi par exemple nga xam ne dugaluñ ko aussi problème la voilà mais bon équipe bu xale lañ yor donc xamoon naa ne pression dina am peut-être foogumoon ne dina toll nii mais li ñuy wax rek nañu fàttali ko ne gagné nañu donc dinañ jël match bi jàngat ci et puis xool lan lañ mën a corriger ñun aussi suñu côté coaching bi lan lañ mën a def parce que tey Angola dañoo génnee suñu style de jeu suñu rythme de jeu wala ñun ñoo génnee suñu bopp suñu style de jeu donc lu ñu war a waxtaan suñu biir la pour jéem a wut solution. tey ngir jéem a wut solution waaye nag balaa boobu kon Sénégal moom dina nag laale ak Côte d'Ivoire kon ni ki samedi la bu 15h jotee foofu ca Kigali Côte d'Ivoire démb nag moo daan ñii di waa Guinée 98-50 tey nag la ñuy wéyal lu jëm ci wàllum yooyu les quarts de finale 13h Tunisie ak Sud Soudan 16h Cap-Vert moo ci laale ak Ouganda kon ñu jàpp ne lii moo fi gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram mais Mambay avant rek ñuy joxe antenne bi une pensée à un frère un confrère Souleymane Chakourane Jules Diop confrère la woon. confrère xam ne way ñoo defandoo formation bon Gandiaye fee ñoo defandoo parcours daanaka lu ci bëri nekkoon nag un fervent défenseur des intérêts de Gandiaye tey nag la am at ci suuf. dafa gaañ mu nekkoon nag koo xam ne yàgg naa taxaw nag diwaanu Gandiaye. en tout cas ñu koy ñaanal suñu borom bi mu xaar ko àjjana firdawsi parce que franchement. waaw ndaw yoo xam ne daal réew mi. xajoon na fi franchement parler. yàlla bu ko ca jiitu si bàmmeel am moo baax nag beneen frère. ba ci Ibra di ko wax rek mu gën a muñ Ibra Mbaye. waaw kooku c'est un frère moom tamit. yàlla baax na jaajëf Pape Mante Mboub di ngeen ànd ak moom ci 12h ak nag Simon Pierre Faye 13h ak El Hadj Mansour Diop ci 89.7 Zik FM suñu jotaay leen métti du lenn lu dul ñaar fukk ya nga xam ne dañu koy yokk ci billet voyage bi nee nañu Kafa Jaadu kenn ku dul njiital gare routière bu Ziguinchor loolu moo leen métti sabab nag ñu amaloon fa ak yëngu-yëngal daañ ci dikk si bi la jotaay xibaar ndax xam ngeen ne kon sagar mu ngay xeeñ sa lambaay te la ko waral du leen lu sous-préfet ma nga xam ne moom moo jox dogal waa takkadeer ya ngir nag ñu aaye collectif ba fa taxaw ngir nag jàkkaarloo ak waa TEC ñu yegg ca fa nga xam ne mooy forage yu yi loolee nag nee na ñu lépp lu si juddu si yeboo ñu xam ne lu njiig njaak sous-préfet ba moo di njaak ndax nag léw nekk mën na caa xew tàggat yaram Pape Mante moom lañ si àndal buñ sa toroo parce que ndax képp bi la jotaay xibaar ak nag li yéen kay xëy dëxëñ ana Cheikh El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxir lu ñu wàcc si tali bi saytu dem mbeex dikk bi ñëwaat. Voici Trafic News. Trafic News Papa Ale maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Mambay. ay ca foo tollu jamono jeex circulation bi nu mu demee. voilà merci beaucoup présentement maa ngi fii si rond-point Liberté 6 mais fi moom tey amul jafe-jafe mu ngeen fi daal di wéy seen circulation seulement bu ngeen di wër rond-point bi moom quelques donc ralentissement pour ñi nga xam ne ni ñoo béy ko du côté xaar yàlla. ñoom professeur Abdoulaye Bathily Amath Soxondam si yàlla sa ak Landing Savané dañu ko woo ak ñi nga xam ñëpp ñu nekk ci ginnaaw bi mu ñëwee fekk ay coow am AFP juddu jàppale ko. alternance daal di am. gis nañu aussi parti yi nga xam ni dañu waroon ginnaaw parti démocratique sénégalais ci mouvement yi amoon ci 2011 loolu jox président Macky Sall chance donc jamono ji bu fekkee PDS moom jàppee na ni mooy numéro 2 ndax groupe parlementaire am ci assemblée nationale Ousmane Sonko jàpp ni kenn war ko jiite effectivement dafay am raison parce que moom moo bokkoon ci élection présidentielle yi ñu génn PDS bokku ci alors bu ci Sonko bokkee génn nekk 3e position. 2e position lañ koy jàppee parce que ki nekkoon 2e position Idrissa Seck anamu tey mu ngi ci biir mouvance présidentielle donc kooku boo ko bëggee xañ itam njiitam ci boobu la coalition dafay poser problème donc bari na ay intérêt yu bokkul ba tax man impossibilité ci seen coalition laay gis ci kaw bu fekkee ne commencé nañ ko à la base respecter normes yi base bi demandé xel mun naka nangu et foofu la ñu waroon a commencé moo tax li am ni du ma bett.
acca mu mel ni kon ba tey coalition boobu. Siré Sy. mu mel ni tey la ñu waxoon ne lañ koy lancé mais finalement gis nañ ni mu mujjee. non mënta dem xam nga ku xam taarixu PDS xam histoire PDS dëgg PDS ba mu juddoo ba léegi même bu fekkee dafay coaliser ak yow mais teewul moom toujours dafay jiitu c'est-à-dire que ñoom noonu nañu bindoo quoi noonu pas que nag ñu juger c'est bien ou le ça gis nga 2000 gauche bi moo gënoon a puissant jamono boobu gauche mi ngi ci digg ndëndëm mais bi ñu ñëwee rallier pour ànd ak Ablaye Wade xam nga ci ban bannière nañ demee ba demee ñu bannière coalition de mais soppi nañ demee c'est-à-dire que PDS je sais pas noonu la ko Ablaye Wade tëggee wala loolu mooy ADN c'est-à-dire que PDS dans ses logiques moom du coaliser kenn yow da ngay ñëw topp ci ginnaaw mu yenn affaire yi dem moo tax fii xam nga doon naa ko wax jamono yële ne président Sonko na maytu PDS parce que du ko mën a nulle part dañuy tourner man li ma gis ci Pastef ça veut dire que Pastef dafa war a créer benn pôle boo xam ni ay pôlu disons ce qu'on appelle des hommes politiques benn caste bu bees quoi caste bu bees boo xam ni ñooñu dañuy symboliser à la fois benn rupture générationnelle par rapport ak trajectoire yi mais aussi par rapport surtout ak contenu ak idées yi quoi te ñu moom loolu coalition dagg na naturellement quoi mooy ñoom Babacar Diop ñi muy àndal les Avenir Sénégal bi ñu bokk ñoom Déthié éventuellement bu ñu amee seen parti docteur Abdourahmane Diouf à la limite Khalifa Sall mais les dinosaures politiques il est plus dans son intérêt bàyyi leen foofu moom doxal ak wéyam dem ak ñoom Bougane ak yooyu ñu créé benn genre pôle alternative générationnelle et puis au-delà des âges au-delà des visages mais mu nekk des contenus programmatiques totalement différents avec li fi nekk beaucoup plus patriotique beaucoup plus solidaire et beaucoup plus ambitieux. voilà ñu ñuy xamal jamono yi may àddu ngeen di teew nekkoon ay ndaw foofee sa Cambérène ñu ngi wàcc baare taliba dem beex dikk bi gàllankoor ko du ñàkk nag si kanam tuuti daañ ci jokkoo Mantoulaye ci bundooy saa bu disponible rek Mantoulaye ci bundooy nga def ñu si ñu daal di lay oo ndax jamono ji mu ngay jige foofee nga xam ne ndaw yi ñu ngay ñaxtu ci ndax dañu baare tali bi ani lu sabab ñuy ñaxtu du dañ ci jokkoo Mantoulaye ci bundooy ci kanam tuuti gannaaw bu jàppandee ñu àddu jamono ci perturbation yi mu leen wax sànq ci ndorteelu bi la jotaayu xibaar dem beex dikk bi am ak gàllankoor sa Bignona la ko waral moo di nee nañu président gare routière bu Ziguinchor moo yokk ñaar fukk si billet bi loolee moo tax sa Bignona guichet yi nekkoon ca gare ba yëpp dañu ko tëj chauffeur si ne mukk du sa dal ndax nag lu nu mel ak njublang lay gën a niru ñu ànd si Abdourahmane Diallo. situation bu metti lool moo amoon niki àllarba bile ca gare routière bu Ziguinchor li jur li ni mel ñaar fukki dërëm yi nga xamante ne bëgg nañ ko yokk ci prix transport bi. Babis xëyaat na xëy benn jour defaat avis de force ñëw rek yokk paas yi encore delloowaat fa 100 francs yi. yokku bi du jàll chauffeur yi nga xamante ne mer nañu lool di ko xamle. ñun duñu nangu ne lépp loo xam ne safaan la di koy teg ci kaw population Casamance duñ ko nangu yokku paas duñ ci ànd ak moom tey duñ ci ànd ak moom ëllëg. société civile bu Ziguinchor di dénoncer ab forfaiture waaye di interpeller ñi nga xamante ne ñoo di autorité yi. tout est cher ici à Ziguinchor on y augmente aussi des prix de transport loolu mënuñ ko nangu si le gouverneur est réellement le gouverneur il faut qu'il aide les populations de Ziguinchor s'il est là. ca Bignona pour dénoncer li nga xamante ne ñoom dañ koy qualifier comme arnaque responsable yu gare routière ba daal di tëj bépp guichet bu nekk ci biir garage bi. loolu affaire sàcc la arnaque la te ñun arnaque boobu dañ koy bañ. jógee ci informel dugg ci formel looluy explication bi nga xamante ne responsable yu gare routière bu Ziguinchor di avancer ngir jéem a naxante ak seen ñooñ ndax jàmm dellu si ca gare routière ba. voilà seen ak ñaxtu nag du lenn lu dul ñaar fukk yi nga xam ne dañu ko yokk ci transport bi si billet bi loolu moo leen métti waaye nag dafay nekk occasion élage ñu waxtaanaale ci l'accident yi nga xam ne bari na lool ci tali bi ndax nag gis nañu démb la woon procès bi ci accident ba nga xam ne moo amoon ca Kaolack waaye it démb rek kii di Alioune Badara Sonko mu ngi koy wax sa njurub accident ba nga xam ne 13 ñoo si ñàkk seen bakken kon nag wàllu dem beex dëkk bi faaw ñu xoolaat ko élage mu nekk accident bu metti boo xam ne tey boo koy jàngat da ngay tenir le compte ci nga xam ñoo ci génn àdduna xam nga accident boo xam ne maam chauffeur camion bi ak apprenti dëkk ci benn quartier même famille ñu suul leen ci genn ngoon. chauffeur bus bi ñu ngi may annoncé ni même moom jabaram ak frère am ci accident la ñu faatoo moom itam mu faatu ñu suul ko ci accident. sans compter nombre yeneen yi dee moo tax toujours
dañuy wax indiscipline mais kenn ngay waxal indiscipline est-ce que ki dee jubloon na ci dee ci indiscipline am boobu donc dafa xaw a tuuti sensible mais nag mënoo omelette te doo toj nen faw nga dénoncer indiscipline googu di am ci kaw tali bi parce que bu ku nekk awoon ci sa voie ba mu leer nañu pour nga doubler mun na am du am problème mais ci wàllu doubler ci la accident yi jógee. par contre accident bu am Kaolack moom daan bi wax dëgg yàlla ma dama koy rafetlu. wala sax bu gënoon 10. 4 ans. parce que dañu wax ni waa ji camion bi ni mu awee ci kaw taxi bi non seulement dafa metti non seulement rey yi dafa ñaaw mais aussi mënoo ci génne tayeef donte moom wax na ni daf doon nelaw mais lan moo koy confirmer kuy nelaw doo doubler. kuy nelaw doo gis ni sës nga ci oto pour doubler ko alors doubler ko dajeeg benn taxi bi ñoo ngi yéeg ci kawam mais def exprès yéeg ci kaw taxi bi c'est-à-dire que mooy faalewu ma la yow wàccal. mbaa nga dee yéeg ba noppi xam ne musiba am na mu taxaw ci kaw taxi bi donc dafa am ay acte d'indiscipline yoo xam ne dafa laaj ay sanctions yu diis yoo xam ni mënut a ñàkk ci wàllu transport bi faw ñu dellu soit discipline faw ñu dellu soit respecter code de la route ci vitesse bi ñuy daw ak ni ñuy comporté woo ci kaw tali bi ci des nag mu fi may jeexale mooy élément bi ñu ubbil xët boobu mooy gestion wu gare routière bu Ziguinchor maam néew na gare routière booy dem te amul coow te gare routière yi ñi koy jiite xaalis bu weex tàll la ñuy contrôler mais moomuñu ko waxuma xaalis bu weex tàll la ñuy am de parce que moomuñu ko mais xaalis bu weex tàll la ñuy contrôler mooy jaar si ñoom bu fekkee nag dafa nekk gestion inclusive da nga ciy boole ñi nga jiital doo tëb rek mais ni ko yow sa gouvernement wu bopp ci biir garage bi jékki-jékki ni oto bu yab bu nekk li nga doon joxe comme taxe soog a génn yokk nañ ci 100 francs mais xanaa au moins di nga woote joxe ay explication wax fan nga sukkandiku ba tax nga def loolu mais mel ni ku nekk sa kër ni oto bu départ te fay 100 francs loolu du dëgg du yoon te du teguwul fenn bi ci des bërki démb xam nga da nga ci bàyyiwul xel maam yow yaa jàllale même élément bi démb la loolu am Ziguinchor pourtant bërki démb waa Ziguinchor nee nañu maintenant garage Ziguinchor transport Ziguinchor doomu dëkk ba moo koy jiite dootuñu nangu nit ñëw fa def fa ñetti at wala ñeenti at mii ne teg waa dëkk ba rek daal di ni man candidat lay doon man maay jiite transport bu Ziguinchor donc gestion yu bon yooyu di sooxel garage bi gis nga gare routière maam même toilette yi xaalis la même toilette yi nekk ci garage bi ku ñu ko dénk sa bamba maase ndax koppar bay dugg mais koppar bu bari mooy dugg soo fukki dëggam soo dugub ñaar fukk waaw mais calculer ma ñaata million la garage du génne nga jékki-jékki après jël sa gestion bopp di ko doxale ni mu la neexee sans nga ci boole kenn image yu aw askan la gouvernement di doxe ñi yor gestion yu ndaw yi ñu bokk ak nit ñi bu ñu respecté wu seen ay gestion doxal ko doxale lu sell mais mënoo ko xaar ci kilifa yi sénégalais bi lambda moo war a defal comportement am te respecté ñi mu bokkal yëf yi mu bokk ak ñëpp comportement sénégalais lambda bi dafay feeñ ci sunu mboolem activités yi nga xam ne dañu koy faral di amal bu dee ci circulation da ngay gis ñaari chauffeurs yi nga xam ne dañoo daje ci tali bi kii waroon a jàdd ñoom ñaar ku si nekk taxaw nag barre circulation bi ku si nekk di wan sa morom ne maa la gën a dëgër bopp. waaw effectivement li nga wax ni day feeñ fu ne et puis dafay feeñ sax ci kaw xam nga tey jii bu ñu demee ci plan inondation ñu jot cee dugal 765 milliards. président bi xëy suba ne bon léegi on passe tout par pertes et profits léegi nañu tëggaat beneen plan boog yooyu xam nga bu ñu gisee waa yi nekk ci suuf car rapide bi ak Ndiaga Ndiaye beeg tata bi di xeex ci tali bi donc c'est intensité yi ñoo bokkul rek mais c'est de même nature quoi donc dëkk bi moom comme bu ñu nekk ca kaw daanaka lu leen neex nañuy def askan bi ñuy diriger tamit ñoom dañuy jàpp ne war nañoo mën a def tamit lu leen neex et d'ailleurs si ma bëggoon kii rek mooy xam nga benn jour maa ngi ko fi doon wax mais mën naa am gars yi bàyyiwuñ ci xel gis nga affaire orsec yi buntu amukaayu xaalis la pour ñu bare xam nga affaire orsec ñu ngi koy tuddee organisation des secours kooku ki ñuy wax Famara Ibrahima Sagna moom moo fi indi concept boobu il fut le premier directeur de la protection civile mais moom lan mooy orsec mooy bu problème am mooy bis bu ñu ko lancé maanaam yoon amatul ci procédure dépense publique kenn dootu respecté dara c'est-à-dire que ëllëg ñuy kii dañuy régler gré à gré régler affaire yi kii c'est-à-dire que yoon day tuxu ñu def affaire kii moo tax Famara Ibrahima Sagna à l'époque bi mu ko comprendre il avait fait évoluer le concept tuddee ko organisation des secours
on est organisation des secours, tu es dans l'urgence. Et quand tu es dans l'urgence, tu suspends les procédures. te boo suspendre procédures yi c'est la porte ouverte à malversation détournement et cetera moo tax Famara Ibrahima Sarr da ko tuddee woon organisation de la riposte en sécurité sociale. En sécurité civile. nga xam ni léegi on n'est plus dans l'urgence mais on est aussi dans les procédures normales mais en mettant le cap sur l'anticipation nga xam ne du ñu mën a distraire kii bi malheureusement. Sénégal waaw gis nga nu mu mujjee quoi. voilà ñu àddu jëmale ci sagar ba nga xam ne mu ngay xeeñ sa Lambaye mu di sous-préfet ba moo jox ndigal gendarmerie ngir nag ñu aaye waa collectif ba collectif bi nga xam ne dafay xeex Aquatech ngir ñu jóge fa ñoom collectif ba bañ a yegg ci forage yi mu mel ni kon nag loolee tax na askan wa ci boppam ne lu nu mel jaay ak doole dëgg la te lu nekk mën na si juddu ëllëg lu ci manti am bee ba ñu xam ne lu njin njaak sous-préfet ba moo di njaak Sidi Diouf Mor Fassa Ndiaye ñu teewlu seen i kàddu wax Abdoulaye Diagne. Le sous-préfet de Lambaye dafa jël une décision administrative di notifier à tous les collectifs de l'arrondissement pour que kenn bañatee teg sa tànk ci site ya ak réseau yi nga xam ne ñoo nekk ci forage ci arrêté bi wax na manipulation wax na imposition de fausse facture wax na dénigrement wax na illégalité mais dama jàpp ne loolu ma lépp moom ne mu ngi chargé le commandant de la brigade de gendarmerie de Bambey pour que mu exécuter quand même l'arrêté ñu ngi koy wax ne ko gan du yewi ay bëy dafa xamul dinañ ko xamal du ñu accepter mukk ab doxandéem ñoom fii dinu bundu xatal sous-préfet waa Lambaye nee na nga yem ñun dañu jëlale Aquatech manipulation yi du jàll intimidation yi du jàll oqutal beeg yooyu ñun faale wuñu ko pétition bi ñu commencé di lancer fépp fu doomu Lambaye nekk dinañ fexe ba nga jot ci signé ko pour nga abal ñu. voilà mu ngi xew sa Lambaye elage ñàkkum ndox mi ba tey wala jafe-jafe yi ñu am ci ndox mi Aquatech la askan wa bëgg mu abal leen ndax ñoom ci boppam nañ doy na sëkk te nag sous-préfet ba nee na loolee du fi xewee. sama direction. di ñaxtu nee na damay acharné wu seen kaw man leen commencé gu ma sax. ah bon commencé gu ma sax waa Aquatech li ñu leen defal bu ñu ko defalee golo mu am xaalis et du dëgg du yoon nu ñu mën a tabaxi forage ba mu dox dëkk ba am ay doom yu fa nekk ci localité ba. nekk lu ëpp juróom fukki dëkk fu nañu tànne fa benn xale bu jàng ñu ñëw taxawal benn comité ñu koy wax Agifor comité boobu di dajaloo kii ñii di def contrôle ñii di yóbbu ay facture ñii di def comptabilité ñii di fay ay salaire mu nekk une petite entreprise bu gouvernement bu Sénégal sos ci jàppandalu population bi lépp di dox ñuy fay courant bu machine panne ñu dépanne ko ñu dem ba mu neex leen ñu dem jëli benn société étrangère ñëw jox ko gestion ndox mi c'est-à-dire canadien yi ko defalee golo mu nekk milliardaire tabax forage ba mu noppi ñu ne la am doxalal defaral sa facturation fayee ko lu mu la neexee nga ñëw commencé Aquatech bu demee fenn li muy jëkk commencé mooy localité bi yëpp dañu doon am ndox même heure bu leen neex Aquatech day jëkk commencé zone bi day am bëccëg zone bi am guddi benn double flux gis nga boo weddee li ma la wax def leen enquête ci hydraulique ñi nga xam ni ñoom la ñuy wax ay volontaires te Serigne Mbaye Thiam mi nekk ministre bi yor wàllu ndox mi toog na ci benn chaîne ni ñoom ñëpp daañu leen recruter. te am na ci ñoom ñu def 20 ans am nañu ci ñoom ñu def 15 ans am na ci ñoom ñoo xam dañu nekk ci ay chantier seeni waajur dee te yëguñu ko. parce que fa ñu nekk amul woon sax réseau téléphone ñooñu la Aquatech di yaakaar di leen woo benn. neexal leen pour ñu dépanner forage yi nga xam ñoom la ñuy contrôler. et pourquoi waa Aquatech forage yi ñu leen joxoon chaque année ñu am yuñ ci ñàkk parce que dañuy puiser askan wi dem ba benn moment. li muy laaj ci wàllu investissement duñ ko def. askan wi mujj jëlaat seen ay forage am na ci askan woo xam ne ñoom Marina Dakar dañoo dem ba nangu ndox ma par la force ci Aquatech. donc ñuy interpeller waa OFOR. ñoom jot nañu ampliation. ci bi sama direction jot ci li waa Aquatech ne may acharné wu ci seen kaw ñoom jot nañu ko ma leen di interpeller directement bu ñu weddee li ma leen wax. nañu dem partout fu Aquatech nekk. te ay dañuy corrompre bu ñu ñëwee. comment un sous-préfet bu nekk ci benn localité bu boot lu ëpp juróom fukki dëkk comme Lambaye ni mu toll. nga ni leen par la force di ngeen accepter Aquatech yor seen gestion ndox bi ngeen ko yoree lu ëpp ñaar fukki at. moom mu ñëw fekk fa gestion bi. amul benn problème ñu nit déet mu activé commandant ba pour mu jox convocation ay nit. dem ba xam ne du sotti mag ñi impliqué wu ci mu soog a demandé waat ñi woo nit ñi joxoon ay convocation téléphone naan leen grave annulé nañu convocation bi nga yóbbu convocation papier. annulation par téléphone c'est-à-dire mooy gis nga moom laa foog naa fu ne la gis nga sous-préfet préfet gouverneur administration la parce que ñoom ñooy république dañ leen respecté
mais la personne bu fekkee incarné wul valeur bi république di incarné dañuy taxaw ni ko ni nga doxale du noonu. et am nañu fi ay vidéo yoo xam ne ay sous-préfet ci yenn ay localités dañu wax publiquement dénoncer gestion bu bon bu Aquatech. mais Aquatech ak CO li ñu nekk Sénégal nit ñi leen ci bàyyi. mënoo fekk forage bu sotti nga ñëw jël ko askan wala neex nga jox leen ndox. ñu leen neexul doo leen jox ndox occuper gestion bi par la force. tey boo demee Njamaan wallahi am na robinet yoo xam ne juróomi at xelli wuñu ndox. boo ma weddee am Njamaan mi ngi ci commune bu Ngéeñeen bi soriwul ñu dem ba ma yóbbu la ci dëkk yoo xam ne juróomi at seen robinet xelli wuñu ndox te dañu leen di fay. démb jàllale wu benn élément waa CO. Ousmane kii am envoyé wu ko Ali Badara Sonko. démb facture lan lañ leen yóbbul. 350 000. absolument boo xam ne mu ngi jógee woon 20 000 ak 15 000. à l'espace de 2 mois bi ñu jëlee gestion bi ak léegi am ñu jox ay facture 350 000 ci société boo xamul kan moo ko moom ay étrangers ñëw ni fi cëpp. ñu jox leen gestion ñu tibb suñuy millions après dem mais mën ngeen fii Sénégal fii lu fi baax ñu jox ko étranger. ba ci samp ay lampadaires solaires sax ñu jox ko étranger. dans quel pays sommes-nous. population bu Lambaye dañu continuer ci xeex bi. nañu bañ. seen gestion ndox ak bépp beneen dëkk bu Aquatech ñëw bëgg leen jaay doole ci gestion bu baaxul la ñu leen opposé wu. parce que ndox mi dañu koy jaay ci façon bu légal. ba ci seen eau mi yéen seen eau li muy teg waa Dakar dëkk bu normal di nga accepté waa seen eau li muy teg waa Dakar ñu koy accepté. xoolal waa seen eau li ñu def ngeex wax ñëw nangu ndox ma ci Agifor ba fa nekk. jël seen i branchement jël seen i forage di fa def lu leen neex te amul benn explication mu jox askano ba noppi ni leen kenn ku nekk sa abonnement bi nga defoon dañu koy annulé. da ngay def beneen abonnement bu bees. beneen bu bees ñii dañoo yëpp nit voilà ba nga seen o boobu Siré balaa nga ciy commenté dañuy dem sa Mbàkke parce que foofu tamit. ñoom seen jafe-jafe ak waa Sen'Eau la. gannaaw ba ñu doon ñaawlu doxalinu waa Sen'Eau nee na leen andil ndox bu am qualité waa Sen'Eau ci boppam dañoo commencé andi ay gàllankoor ci séddale ndox ma tey ñu am suba du ñu am loolu moo metti askan wa ba ñu wàcc si mbedd ma ñu ànd si Abdoulaye Diagne ñëwaat si récit. ndox di yuuxuk askan wi yeewoo ci jàmm gën ci bokk moomeelu Mbàkke ñi fi yeewoo mar sonal leen lool. manka ndox mi lu ma juróomi weer mu ngi nii amuñ ndox. ni sonn nañ tàyyi nañ. dañoo sonn dañuy jël suñ dépasse di ko jënd jee ndox bu ñëwee dem ci robinet ba jënd bidon juróomi dërëm fay fukki dërëm ñu yóbbul la ko ca kër. dañoo sonn dañoo tàyyi ñaamatuñ bopp amatuñ dokk ndax ndox guddi ak bëccëg tuñ dañuy fanaanu ubbi di xool sonn nañ wallu leen ñun jigéenu jàmm gën. ñun ñi dañoo yoon ñun ñëpp ñu ngi feebar wow koŋ. jamono yooyu lee ñàkk kaaraange ak calte tere leen a nelaw. benn lamp doxu benn sàcc bu ñu dàq fii la bu oto bu ñu dàq dëkk ba mu def lu bon fii la jaan yi fii la ñàngoor yi fii la yeew yi fii la. ne ñiy yëngatu ci wàllu politique dañ leen a seetaan ci seen jafe-jafe yi ñu ne mere leen lool ne dinañ ko fésal ci jongante gox-goxaat yi ñu dëgmal la. si ndox mi kon si dëkk kaw gi kaan la de. d'ailleurs maa ngi koy wax ci Foundiougne. Grand Mansour mi ngi koy wax léegi ci zone yooyu gis nga Mansour xam nga yow gars yi dañ la indil benn lettre ne da ngay def acharnement kon man de xam naa ne moom kaso laa jëm direct xam nga lu tax. parce que think tank bi may diriger man bu tudd Africa Worldwide dañu lëkkaloog société civile ak activistes yi forum mondial de l'eau bi am Dakar ñu dañuy créer benn contre forum mondial de l'eau pour wan leen effectivement la gestion de l'eau ici au Sénégal nan nañu demee. donc voilà donc on est en train de s'organiser pour renseigner ko pour que ñoom bu ñu dee def seen forum di expliquer ñu wax leen ñun la réalité du terrain on n'est pas dans les vœux pieux mais on est dans la réalité du terrain. xam naa ni comme yow Mansour dañ lay yónnee lettre xam naa ni ñun moom. mais comme joxe ngeen info bi boo xefee ñu ngi xool nu ñu koy bañee ba loolu du am. mais loolu ñun sommes libres parce que ñoom ñi ngi ci hôtel yi di def loolu dafa mës a gis nga mouvement social mondial ah fu ñu mën a defee ay affaire yow bu la neexee l'essentiel bul dem ci ñoom bu leen tooñ seen liggéey. organiser sa voilà ñoom bu ñu ko defee fii ñun mën nañu ko dem defee ji Guédiawaye Pikine et cetera mais mu wan la communauté internationale bi ñëw Dakar au-delà de yi ñu leen di wan ay jàppoo yeeg expérience voilà la réalité du Sénégal nit ñi dañuy toog 5 ans dëkk bu mel ni Foundiougne depuis 5 ans amuñu ndox ñu créé fa benn usine boo xam ne on a mis des milliards usine bi musta takk te on a injecté des milliards ay askan yoo xam ne musuñu am problème ndox ñu ñëw indi entreprise étrangère Aquatech
muy ñëw di am. il faut citer son nom tey jii boo xoolee Sénégal jàmbat bi yëpp ndox la pendant ce temps. maa ngi jot ay message sànq ba léegi ku si nekk sa localité di wax ne am justement ba pare Sali Carrefour Mboro maa ngi jot ay message ba pare li gën a grave li gën a grave du ko wax c'est le silence assassin de notre gouvernement. te ñu ni kenn du ko wax. waaw c'est le silence assassin de notre gouvernement. kenn du wax maam aucune réponse. aucune réponse dañoo tuuti ci arrêté ñu ñun li ñuy wax. li ñuy analyser du pour Aquatech ñoom dañu ci tuuti pour di ñu wax ñun fan la ñuy yem man maan seen facture yi jalgati gu bon moo ci nekk facture yi ñuy def tey ñu ngi ci la mois de septembre. dañuy facturer 28 août. ak 3 octobre. de ce fait que yow boo jotee facture da ngay foog facture 2 mois la comme d'habitude ni ñuy jot tàmbi di ko jotee facture. alors que 28 août ak 3 octobre. septembre donc moo dox ci diggante bi. plus 5 jours loolu du 2 mois. loolu man sama facture bu may fay man damay fay chaque facture damay fay ñaari facture Aquatech damay fay facture Sen'Eau ba léegi taxé gu ma Sen'Eau wax na mën naa wax Sen'Eau dañuy ñàkk seen ndox dafay manqué amul qualité. mun naa wax Sen'Eau seen facture yi dafa cher. trop sax mais taxé gu ma leen li ñuy def ak jalgati gu nuur càcc la. et si je l'ai dit ak Aquatech parce que am na fu ma ko teg parce que damay fay ñaari facture Aquatech en même temps dama dëkk ci localité bu boot lu jigéen juróom fukki dëkk yu fenn fu nekk doomu dëkk balaa doomu tund wala damay am accès ci ñoom di def ay enquête damay taal sama oto ba njamaan foofa nga xam waa Sewol ñoo ko exploité ak ay CSN ma def enquête xool Sewol ba nan la ñuy fournir nit ñi ndox c'est-à-dire que du ma wax lu ma waa Aquatech di weddi ñoom nañu fexee def effort waaye askan wi itam nañu am fayda doo ñëw jël samay branchement ak sama forage di lekk sama xaalis di ma këll-këllee te ni du ma ko wax ñoom ñooy ñan waa Aquatech voilà ok Mantoulaye dinaa kon nag ci kanam bu fekkee jàppandi rek dinañ ko jël fu mu nekk ni circulation moo xat ak ni ñu baaree foofu nga xam ne moom mooy tali bi sa Cambérène ay ndaw ñoom ñoo wàcc baare tali bi Mantoulaye ci bundoo yi nee na dafa am ay jafe-jafe ngir yegg sa bërëb ba du ñàkk heure buñ ko jotee rek manes nañu ko jël ñu àddu jëmale laata ñuy jàll ci li nga xam ne moom mooy revue de presse bi après dem ci tàggat yaram moo di situation catastrophique bu ñu nekk sa cité bu ñu nemmeeku sa cité Kounoune commune bu Sangalkam bëri na ci ay kër yu nga xam ne ni ndox mi da ko nangu askan wa nag ñu ngay wooteek wàllu ndax nee nañu gis ñu kenn ku fa dikk taxaw leen te yàgg na fa ñu teewlu sa Jibril Tamba ma yor seen kàddu. commencé taw au départ amuñu benn ndox ñu dem ba mois d'août mu taw bu bëri ñu gis ndox yi commencé di jóge yeneen secteurs yi du ñu envahir le 19 août la ndox bu gën a bëri ñëw fii ñu topp gis ndox bi fu muy jógee ñu xam ndax kon ndox bi du fii ndox feneen lay jógee ba fii. ñu jéem a alerter autorité fi nekk mais boobu léegi gisuñu kenn sous-préfet woo nañ ko dimanche mu ne dina ñëw ba heure ma lay wax ni ñëwul donc ñun vraiment dañoo sonn. ñun suñu kër dafa fees dell ba dugg si néeg yi fu mu nekk ci nuy bagage yi dañ ko teg ci kaw lal bi léegi ñun génn nañ kër gi amaguñu sax fu ñu tëdd suñuy rakka yi dem nañ tëngee waaye ñun suñuy doom sax amuñu fu ñu tëdd. nag dama bëgg ku ñu jàppale ñu nit dimbali ñu ba génneel ñu ndox mi. waaw loolu rek la ñuy ñaan président Macky Sall ak maire bi. décidément léegi mbir yi fépp la de Touba Kër Massar léegi Kounoune doy na waar te Kounoune mi ngi bokk Sangalkam. mais Kounoune foofu itam bul fàtte ni ci cosaan amoon na ay dex. yu bëri yu fa nekkoon. mais question bi mooy waa ji wax na ko sànq woo na sax sous-préfet aw nañu fi ñu war a jaar fépp yëg nañu seen souffrance ñi am xaalis ci ñoom ut nañu fu ñu dëkk ñi amul xaalis ci ñoom ci biti la ñuy fanaan. et pourtant Kër Ndiaye Lo ba léegi mu ngi bokk ci Sangalkam mais ku wax Sangalkam sa xel dem ci Omar Gueye mi ñu ni mooy indi solution ci inondation yi at mi ñu ne xanaa foofu ko gisut Omar Gueye mi wax ci benn émission ci suñu ay nattangoo nii usine société bi ñu demandé woon ci yi indi na ko ki ñu demandé woon moto pompe yi indi na ko ñi ñu demandé woon assainissement def nañu lu ëpp 50% ci seeni ay travaux mais man je pose la question monsieur le ministre ni ko kon lu tax dëkk bi inondé on a dégagé des milliards ki war a indi ay tiwo yi ngacc ndox mi di ko yóbbu géej tiwo yi yëpp ñëw na moo ko wax de Walfadjri la ko doon wax ak Edouard Faye la wala Barthélémy Ngom moo ko wax mu ni tiwo yi ñëw na société bi nga ko commandé woon ñëw na moto pompe yi ñëw na ak li ñu war a àndal assainissement yi travaux yi bi suñu waay gagné ak bi mbay fay gagné yëpp passé nañu 50% ci travaux mais lu tax Kër Massar gën a metti ren ka daaw
loolu mooy question bi. boole ci mu gestu waa dëkkam moom la ñu yaakaar waa Kër Ndiaye Lo. loolay laaj bi. mais gis nga nit ñi booy wax ak ñoom wa fii anfusikum afalaa tatafakkaruun lañu yàlla wax dama leen di bind ngeen nekk nit am xel di xalaat yëngal leen seen xel yi dafa am ay xanaatul fikr muy li ñuy wax canal de pensée ay paramètres la comme paramétrage pour ni ngay xalaati nit ñoom bu ñuy wax nag dañuy fàttali nit ñi. dañuy toog di décortiquer li ñuy wax. nee nañu lii moom moo fi jëlee inondation yi génne nañu xaalis def nañu appel d'offre ñi ko gagné nañu ko et Omar Gueye dafa wax ni ñooñu ñëpp dañu leen jox marché yi awale ko ci appel d'offre ma ne kon luy njariñu plan Orsec. moo jaaxal ñëpp parce que plan Orsec kay mooy utiliser nit ki te du am appel d'offre. utiliser ay jumtukaayam pour sauver ki loru te du am appel d'offre. ça dafay gis da ngay gis paradoxal. ay contre-vérité wala ay contradictoire ci seeni ay propos ba nga ni est-ce que ñi jàppee nañ ñu ñun ay nit yi xalaat. looloo jaral laaj mais xam nga fan yi maa ngi ko doon expliquer xam naa tamit gars yi bàyyiwuñ ci xel xam nga président dafa mel ni moom fi mu toll nii affaire yi daf koo dépassé xam nga tey jii ñi ngi wax ni beneen plan décennal. Sur le gouvernement va travailler. Voilà, sur le gouvernement va travailler. Un nouveau plan décennal de lutte contre les inondations. Mais on ne lutte pas contre les inondations. Da ngay def sax plan de restructuration. Léegi si plan de restructuration bi nga jël 2 paramètres. Zone yi nga xam ne mën nga ko assainir ko zone yi nga xam ne mënoo ko assainir nga def ko drainage au moins ndox mi dem. mais mënoo def éternellement pour c'est-à-dire que mooy li Mansour doon wax c'est-à-dire gars yi foog ñuy xalaat même angle approche stratégique bi boo ko faussé approche opérationnelle bi da nga koy faussé lépp ngay faussé alors il nous a semblé que ñun suñu gouvernement. problème angle nu ñuy approché phénomènes yi ak problème yi noonu moo indi problème ba nga xam ni finalement li ñu indi ay solution dañuy tegaat problème ci kaw problème puis inondation yi wane na ko gestion de l'eau amuñu politique assainissement et cetera manifestement te loolu bu ñu ci temee le premier responsable c'est le président parce que ma jox la benn indice xam nga juriste yi dañ naan ay indice précis concordant ak grave. loolu juriste yi ñoo koy wax gis nga gouvernement régime président Macky Sall. à partir de 2013 boo ko seetloo ba 2019 ci la ossature fondamentalement politique publique yëpp ci nañ ko tëgg ci nañ ko mettre en œuvre les plus grands résultats du point de vue macroéconomique même du point de vue micro ci période boobu nañ ko am dafa mel ni comme si président dafa utiliser ñoo xam ne seen compétence était avérée contrôlée éprouvé sur le terrain jël leen teg leen à côté indi ay gars yoo xam ni malheureusement ils ne sont pas à la hauteur des défis ba pare moom mu leen di wax ni fini les bricolages kon dafa mel ni kon président gars yi bricolé wuñ de mais ils ont atteint leur limite objective de leur compétence et que président fondamentalement moom mooy bricolé parce que moom tegul ay nit ñi man fa ñu tegee parce que incompétence fondamentalement amul xam nga lan moo am nga dénk nit lu mu mënul parce que nit ku ne compétent nga ci dara mais tey ji mënuloo woon am dëkk boo xam ni un Pape Abdoulaye Seck qui a réglé la révolution agricole au Sénégal avec le riz mënuloo am dëkk boo xam ni tu avais Eva Marie Coll Seck ñëpp xam ko mënuloo am dëkk boo xam ni ci nga amoon le gars Elimane Kane la infrastructure yi ngeen gis Sénégal yëpp c'est lui qui l'avait pensé mënuloo am dëkk boo xam ni un professeur Mary Teuw Niane la révolution numérique digitale économie numérique enseignement nga Amadou Ba ministre de l'économie et des finances où les comptes publics étaient bien tenus nga jël ñooñu ñëpp dégager leen indi ay kii ba pare bëgg am ay mais des calculs politiques voilà loolu lañ koy malheureusement on a un problème de capital c'est-à-dire que capital humain bi voilà ñu jël Mantoulaye mais président mooy def lu ko neex voilà Mantoulaye ci bundooy maa ngi lay nuyu Mame Mbaye maa ngi lay fay yaa ngi jamono ji si Cambérène rond point bi ay ndaw ñoo fi wàcc baare tali bi lan moo xew exactement situation bu doy waar Mame Mbaye jamono ji may àddu ngay teewlu nag maa ngi tali Ndiaga Mbaye gannaaw bi ma nuyoo ñëpp jamono ji nag tourner en rond moo am Cambérène tourner en rond mooy da ngay fexe nooy def bu génn Cambérène mais amul yoon amul issue même boo baarewul tamit ndox mi moom defal na ko boppam ndax baare na fépp foo xam ne yoon la pour nga mën a génn Cambérène dem accéder sa bërëbu liggéeyukaay depuis à peu près 7 heures wala 6 heures et quelques nit yi ñu ngi tourner en rond mais mënuñu fexe ba génn Cambérène man exemple laa ci boo xam ne ba fii may waxee yoon depuis 7 heures et quelques maa ngi tourner mais génn guma jeunes yi nga xam ne nag ñoom ñoo mobilisé wu ngir tëj yenn koñ yi baar yenn koñ yi
pour jàpp ne oto mënu faa jaar waru faa jaar ndax jamono ji yoon amu fa ndox amu fa beneen bi mooy daanaka seetaan gu métti moo am ci Cambérène ndax fii ma taxaw bërëb bi Mambay heure bii daaw bakkan rot na fi ab xale bu góor tey jii nii ci kanam TVU bi dina ñëw léegi di ñu filmer leen bu ngeen wane situation bi di ngeen yéemu ci yàlla mi may xamal ni tey la anniversaire bi kenn ci jeunes yooyu laay jéem a waxtaanal mu expliquer leen situation bi. allo waaw. maa leen nuyu bu baax. allo. waaw vas-y ayca yow rek la ñuy déglu. Mantu nekk moom rek la ñuy déglu bu fekkee mi ngi si ligne bi. waaw yow rek la ñuy déglu. allo. dafa Mantulaay bu fekkee yaa ñuy déglu. waaw moom xam naa peut-être dafa amul. alors vas-y waaw yow rek la ñuy déglu ayca. waaw man la Libaas Laay maa ngi dëkk Cambérène. ndekk si njabootu sëriñ bi tey jii daan am tiis ak jaaxale si wàllu taw bi. li ñu gën a métti mooy taw Cambérène bi yëpp saa bu day taw ñu ñoo si gën a métti la ba fi may taxaw nii di wax nii ndox ONAS bi mooy dugg di inondé kër yi. koo mën a oo si ONAS mënu la faale instant bi nii ma lay wax nii yëpp seen kii yëpp canal yëpp Cambérène lay fiir yooyu nag mooy son ay ndoxu foos lañuy dund nii ma lay wax nii ñu ngi taxaw si ndoxu foos bi man ak Mantulaay ci boo demee fi inondation yi dugg na Cambérène gi yëpp mu ngi tari Ndiaga Mbaye mu ngi Cambérène 2 mu ngi côté VDN bi fépp dafa inondé ndox yaa ngi dugg si biir kër yi ñi ñaa ngi loolu jamono ji ma wax ak yow nii ñi ñaa ngi si njàqare tiis bu metti si dëkk si Naay Saaro walaay te booba tey ñu ngi leen avertir depuis daaw lan ñëwoon jël ay mesures préfet mu ngi fi woon sous préfet bu Parcelles ñëpp a ngi fi woon directeur ONAS yëpp ñëwoon nañ xam na li xew chaque jour dañuy ñëw di ñu calmer chaque instant jëmaat seen yoon bu taw yi ñëwaatee ñu joxe seen Sénégal naan xale yi Cambérène ñooy bàyyi tali bi mais ndox naka la mën a amee tali bi ba ma amoon foo jaar léegi ñoom bu ñu duggee ci tali bi jàll ndox yi dugg si kër gi est-ce que mën na nangu loolu. léegi du ngeen nar ngeen am loo leen nar. lu nar mooy dañu bëgg gouvernement bi ñëw wàlluñu ñëw taxaw si dëkk bi xam ni xool ndox mi mel ne ONAS mi tëj seen rigole yi ba Cambérène am jàmm mu ngi nii. yëpp a ngi boo demee bu mu ngi dugg biir Cambérène boo ñëwee si inter 7 bi mu ngi dugg biir Cambérène yëpp ay ndox ONAS ay rigole ONAS ñooy tijji muy dugg biir Cambérène jamono ji ma wax ak yow nii te loolu lépp ay tiis la ndox bi taw bi alesara bi yàgg dafay taw ndox maa ngi ñëw ñu ngi taxaw si ndox mi di ñëw waaw jaajëf waaw Mame Mbaye ngeen mën a jàpp ne li ma la doon wax sànq ne xale bi nga xam ni faatu woon na daaw ci ndox mi tey jii nii bis ni ki tey la faatu woon kon tey la anniversaire u décembre ni ki tey jii nii la faatu woon tey jii nii même bërëb la ñu toll situation bi amul évolution saa bu ñu xëyee ñëw nag mel ni ñuy liggéey mais évolution amu ci ndax ndox ma ko faatoon daaw hauteur bi mu toll woon tey jii nii tolluwaat na même hauteur ci jamono jii ñu fi nekk peut-être ñu bàyyi la nga mën a eggali journal bi ci kanam ñu mën cee ñëw ak TVU bi gën leen mën a décrire situation bi ndax comme télévision la nit yi mën a gis ñu nekk ci rajo bi ñu mën leen ko décrire de façon concrète ñu mën a xam ni situation bu métti moom Cambérène. jaajëf Mantoulaye Djibundooy jéemal xuus jàll ndax waa tës ñu ngi lay xaar malheureusement duñ amuñu temps bu doy ngir mën cee commenté waaye 89.7 Zik FM El Hadj Mansour Diop El Hadj Ahmed Aïdara Mantoulaye Djibundooy du ñàkk dinañ fa wéy di ko waxtaanee ñu nit Idrissa Diémé ci kanam tudd dana dem ca bërëb ba def li nga xam ne moom mooy direct bi ngir nag ñu mën nañ ko jàllale El Hadj rendez-vous bi 13h incha allah ci 89.7 Zik FM. si waaw dama ci bëggoon a ñambaase. fi mu toll nii. dañu toll ci ñaari problème un déficit d'État. et un défaut d'État. Président Ablaye Wade li ko fi jëlee woon moo noon Y'en a marre. régime bi bu ñu baytuul. Sénégal tampi dundu gu dee gën moo leen fi jëlee fi mu toll nii les populations am nañu colère boo xam ne man mi nekk góorgóorlu je peux en témoigner gouvernement bi nañu def attention. bu ñu deful attention. des vives colères des manifestations publiques. dana am ci dëkk bi parce que inondation bi ak cherté de la vie. yàlla baax na def na fii réew mi toll yàlla baax na duñu yegg foofu. tout à fait yàlla na yàlla yàlla def jàmm kenn dal ak jàmm. jërëjëf merci li yéen a kaay xëy fësal la ñuy dem laata ñuy dalal kii di Pape Matam bu ci tàggat yaram.